ñu seetlu Macky Sall depuis mu yor réew mi kenn mënul wax ni amul bilan man gëwuma lool parce que bu amul bilan Sénégal yi duñ ko joxaat deuxième mandat mais Macky Sall ñëpp tey même ñi nga xam ñooy wàllu justice ñoom ñooy réclamer ni dañoo bëgg a am indépendance dégg nañ fi ay magistrats yoo xam ne taxaw nañ di ko wax maintes fois gis nañ fi sax ay juges yoo xam ne dañoo démissionné parce que dañoo gis ne justice bi dafay dem ci 2 poids 2 mesures te Mohamed réew li koy doxal dëgg mooy justice parce que boo delloo ci alxuraan yàlla day wax jullit ñi di wax ni ô les croyants observez strictement la justice soyez des témoins véridiques comme Allah leur donne fils contre vous-même contre vos pères et vos mères et proches parents qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux Allah a priorité sur eux deux loolu c'est juste rek pour wane ni réew mën naa ñàkk lu ne ba mu des justice man li ma jàng ci discours Ousmane Sonko mooy wóoluwul justice bi gëm na ni justice su complot la buñ ko tegee ci loxo dootul génn man pour jàngat boobu laa ci njëkk a def mu des nag bu ñu interroger histoire Ousmane Sonko njëkku fi woote résistance Mohamed résistance pacifique dafa am bu ñu nax sénégalais yi nañ leen wax li nga xam ni mooy histoire Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul boo ko tuddee ci réew mi ñëpp yuuxu Serigne Touba dafa woote résistance pacifique Serigne Touba korog bi ko ñaari rak bi ko tubaab bi woowee fii ci ñaari rakkay Ndakaaru li mu wax leer Serigne Moussa Ka wax na ko boo dégloo ñaari rakkay Ndakaaru ba dégg la mbër ma wax nga waaru korog lu mu wax dañu inni ujahidu bil ulumi wa tuqa man Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul damaa woote jihaad waaye ban jihaad boo xam ne ci xam-xam laa koy teg mooy résistance pacifique te loolu l'islam maye na ko démocratie maye na ko nit boo demee ba wóoluwoo sa justice nga jàpp ni sa justice dafa laa war a faagaagal am nga droit nga taxaw résistance pacifique boo xam ni doo def arme kon man loolu laa jàng ci discours Ousmane Sonko en tant que nag imam man imam gi gëm moo ko man j'ai mon master en j'ai écrit mon mémoire sur le monde arabe je connais bien les conflits dafa am benn borom xam-xam bu mag bu ñuy wax Hegel dara wax ni la paix c'est pas un mot c'est une mode de vie jàmm du lu ñuy wax lu ñuy dund la kon li am nii liñ ciy wax ñun duñ dugg ci justice parce que ñun duñ ay avocat duñ ay juge mais suñuy bët lañ yor di xool yor suñu nopp di dégg li ñuy wax ak responsabilité ñun duñ bokk ci magum xamoon nañ ko dañuy bokk ci magum waxoon nañ ko parce que responsabilité boobu lañ am liy dëgg tey jii mooy képp koo xam ni jàpp nga ni boo jàppee Ousmane Sonko Sénégalais yi dañuy jàpp ni affaire Adji Sarr la nax nga sa bopp Sénégalais yi li ñuy jàpp mooy da ngaa ragal adversité da ngaa ragal koo jaamaar loolu 2024 moo tax nga jàpp Ousmane Sonko man en tant que koo xam ne damay analyser ba pare am chance nag jaxasoo ñëpp nag di wax ak ñëpp man analyse boobu laay def man tey dama jàpp ni tey nañu wut solution pour dalal réew mi lii dalal réew mi nag ci loxo Macky Sall la nekk parce que Ousmane Sonko encore une fois dégguñu ko dara simple opposant la Macky Sall moom la Sénégalais yi jox confiance jox ko premier mandat jox ko deuxième mandat parce que dañoo rafetlu liggéeyam moo tax ñu jox ko te nag ñax gu waw dina lakk gu tooy te tey képp ku toog ci plateau yi di charger Ousmane Sonko pour ñu jàpp ko bu réew mi tàkkee am nga ci responsabilité Ousmane Sonko li wax lu leer la ma daaneel moom nee na du jébbal boppam justice parce que wóoluwul justice te man su ma nekkoon place Ousmane Sonko ci condition yi du ma jéggal sama bopp justice gis nga Mohamed góor bu ñu koy rey nañ ko reyee balu kanam ñun suñ maam yëpp balu kanam lañ leen reyee mais góor du nangu ñu reyee ko balu ginnaaw parce que dee ñaari bàmmeel amul benn bàmmeel rek moo fi mus a am man dama comprendre situation bi Ousmane Sonko nekk parce que ku yor ñaari jabar yor njaboot ñu xëy gone gu ndaw tuumaal la amul benn preuve ñu bëgg laa jël taxañee la yóbbu la ci juge boo xam ni moo rey Khalifa Sall moo rey Karim Wade ku ndóbin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw nañu dalal réew mi man loolu laay woote ak responsabilité ñun encore une fois bu kenn tiital nit ñi wala ngay xoqatal nit ñi parce que réew mi kenn mënul tiital nit ñi wala ngay xoqatal nit ñi il faut am ñu taxaw wax ngir yàlla gëm ni dañuy dugg ci bàmmeel ñun ci responsabilité wala ñuy waxee waxuñu pour kenn kontaan waxuñu pour kenn mar encore une fois billahi lazi man mosumaa gis Ousmane Sonko mais lii ñu teg ci deram damaa jàpp ni dafa oyof tuuma ji dafa oyof loolu dinañ ci ñëwaat laataa loolu ma dem si Abou Diallo bokk M23 mouvement du 23 juin COS M23 muy commission orientation et stratégie voilà bu mouvement du 23 juin tey jii bi nga dégloo démb Ousmane Sonko ban lecture nga def ci discours am déclaration am démb. waaw Mouhamadou gannaaw bi ñu déglu comme société civile laa bokk yàlla may ñu occasion bi affaire bi xewee nii
ñu demoon génne woon benn communiqué mooy bi xew-xew bi amee wax position COS M23 bi mbir mi ne bëreet yegsi génn ci benn journal seen benn confrère génne ko. Les Échos ne convoqué nañu Ousmane ci wàllu justiciable ñu taxaw di dégg la première déclaration bu le sieur Ousmane Sonko mu ne confirmé comme quoi que ni jot na convocation am te fañ ko doon tuumaan ni fa la war a dem fa la xewee dem na fa te foofu aussi bu fekkente ne ni dafa war a demaat dafay delluwaat donc bi mu waxee loolu ne man it député la sama convocation du ma ko defee du ma dem mais dinaa xaar ba ñu lever sama immunité parlementaire bi xew-xew boobu amee dañu taxaw ñu bind communiqué daal di ne ñun en tant que société civile en tant que ñuy xeex ci wàllum àq ak yelleef doomu aadama ñu ne li xew am na citoyen bu tudd Adji Sarr dem ci brigade de recherche porter plainte ku tudd Ousmane Sonko nee na député la bu ñu lever immunité parlementaire am ci li xew ñun COS M23 ci société civile bi rôle arbitre mooy manifestation de la vérité lañ soxla mooy dëgg fi mu nekk nii ñun suñu bët ñu ngi ko jël jébbal ko ci yoon ak ci institution bi tudd assemblée nationale waaye ñaari citoyens yi Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñoo yem ci suñu bët amul kenn ku ëppale moroomam ci àq ak yelleef war a am loo sentir luñ la def nga yóbbu tuuma ne dañ ma tuumaal ki ñu tuumaal aussi dem yóbbu ay preuve ne liñ may tuumaal defuma ko ñun fa lañ yem ñu ne dëgg la ñu soxla ci wax ji donc ba pare ñaax nag presse bi moment boobu ñaax aussi société civile bi ne leen képp ku dem ci Ousmane Sonko ne da nga koy jàppale yaa ngi naafiq képp koo xam ne da ngaa jël parti pris ci mbir mi aussi yaa ngi manipuler nit ñi donc ñun loolu la ñu wax bi affaire bi amee ñu ne bu ñu versé yëf yi ci manipulation ci ñaari camp yépp justice bi képp ku ñu tooñ fa nga jëm assemblée nationale seen mission mooy député bu ñëw ci seen loxo demander que ñu lever immunité parlementaire am nañu ko dindi ñun foofu lañ ci yemoon te bi loolu amee dañoo gis nag ci société civile bi ñuy avancé ci bi ñu bokk foog ñu ragg deru société civile bi. waaw loolu sax dinañ si ñëwaat. taxawaay société civile non mais dama bëggoon rek si premier tour. non parce que xam nga ci premier discours bi ñu wax si déclaration bi après yooyu noonu yëpp dinañ si mën a. waaw non ci première si xam nga li xew fallait que ma revenir at ci loolu parce que fii affaire bi toll kaddu gu jub rek ku wax feeñ. parfois loolu dafay am xawma nit lëmbawuma nit mësuma gis waaye kaddu moom bu jubee rek ku wax li olof naan ku wax feeñ. arab loolu kallim toora jeex na soxlawul na waaw lu nit moo tax looloo am solo xam nga góor dëgg loolu la ñuy wax dama ne Ousmane Sonko li mu wax ci première déclaration bi kuy nekk citoyen wala ngay xeex droits humains war nga koo condamner parce que il a appelé à l'insurrection te nag fii ci Sénégal ci mim réew dafa am ñoo xam dañ leen dénk suñu kaaraange bu ñu tëddee di nelaw dafa am ñuy sàmm suñu kaaraange bu ñu nekkee ci régime bii ñu nekk muy régime bi ñu nekk nga xam ne crise sanitaire la ñuy tere rassemblement ak loolu képp ku xotti sart yooyu yoon dafa war a dal sa kaw donc ci première déclaration boobu. loolu yoon dafa waroon dal ci kawam loolu yoon dafa waroon dal ci kawam parce que dafa appeler à l'insurrection donc moom ci wàllu boppam en tant que responsable quelqu'un qui aspire à diriger ce pays donc institution bi nga wax ni moo la permettre à ce que ni day tere rassemblement sa kër sa siège parti ba tax nga woote déclaration sa kër. mooy sa première déclaration moom it moo la tere à ce que mu bañ a am rassemblement suba première incohérence boobu mais appel bi mu woote ne ñëw leen ñu joxe suñu bakken parce que génn leen wàcc clavier yi moo ko def ci gémmiñam kenn sexalu ko lem ñi génn li xew ci loolu képp koo xam ne da ngay woote dëgg wala nga woote war nga jóg ne président Ousmane Sonko sa déclaration bii nga def du déclaration kilifa ci état de droit ci quelqu'un boo xam ne da ngaa yor mandat wu réew mi parce que ñi ko wooteel bañ ko wooteelee ba conseil constitutionnel validé ko nekkatul Ousmane Sonko il est Ousmane Sonko le représentant du peuple pour le Sénégal li ko may mbalaanu kiiraay googu mu ne nañ ko summil du Ousmane Sonko moom kase moo ko am mbalaanu kiiraay boobu Sénégal moo ko jox. Sénégal deuxième déclaration bi la deuxième déclaration bi loolu amee xew-xew yi ci am yépp nag. gis nañu ko loolu ci responsabilité am la ak ci responsabilité am njaboot ña fa jógoon donc loolu deuxième déclaration bi gën a am mooy moom dafa dalaloon xel yi ne bu ñu dindee sama immunité parlementaire danaa dem wuy ci. bu jaaree yoon loolu tamit waxoon na. sa xam nga ku wax feeñ laa wax sànq. waaw
xam nga kàddu gi ma yëkkati. yow li nga wax maa la ko gën a xam moo tax ma confirmer loolu moo tax xam nga lim toora waaw mais tamit débat bi dañuy waxtaan. non débat wu ma ak yow. débat woo ak man mais tamit bul sërëxal sénégalais yi ay sénégalais yi ñoo lay déglu. yow da nga représenter société civile mooy comme maandu boo waxee ne Ousmane Sonko dafa woote insurrection da ngay wax ni Ousmane Sonko dafa woote résistance pacifique moo tax man la Serigne Touba moo njëkk a woote résistance pacifique ci réew mi. léegi da nga koy bàyyi mu àgg. xam nga ku wax fee yow yaa ngi wax dama di nga fee. léegi da nga koy bàyyi ñu déglu da koy bàyyi mais tamit bu ay sénégalais ñoo lay déglu ñi ngay waxal ay sénégalais lañ. boo waxee kaddu rek ma wax. parce que maa moom kaddu gi. mais da ngay wax tamit xam nga société civile nga fi nekk. non xam nga jullit bàyyi xel ni. Imam ne dafay bàyyi yëngu lu ne la koy yëngu ma ko doole. man Imam Diallo na jeexal continuer xam nga ki dalul kii fët-fët yi dalul. moo yow da ngaa feebar man. xam nga ki dalul moo am problème mais man aw ma problème. c'est naturel nii laa mel. Imam xam nga sama kàddu nga dugg. allez-y. waaw sa kàddu mi rek ngay wax tamit lu Sénégal yow société civile nga fi toogal bu jël position te lii ngay wax ni position nga jël. xam nga parce que ñi ngay waxal du ñu ay sénégalais duñu ay. Imam Gambien ñun ay ci réew mi lañ dëkk. Imam ku wax dinañ xam sa wax fan la jëm. Imam loolu dama la koy wax ak responsabilité continuelle. waaw léegi moom mooy kàddu gi mais comme non la après continuer di nga mën amaat naa ko kàddu bàyyi waaw. après Abou wóyalal waaw si deuxième déclaration nga tolloo. waaw donc xam nga première déclaration je réitère Ousmane Sonko a fait un appel à l'insurrection inciter les populations à sortir loolu yoon ci dëkk bi état de droit képp ku ko def comme niñ ko déclaré woon ñi ko fi mës a def yépp dafa waroon def liggéeyam loolu en tant que citoyen bu gëm Sénégal mu yor ay république nga yor ay institutions la deuxième déclaration beneen bi si topp bu ñu tooñ kilifa diine yi Serigne Touba bi muy woote résistance pacifique fu ko tubaab bi mës a convoqué mu wuy si ko. waaw mën nañ bañ a dugg foofu noonu sax ñu yem rek si. parce que il était dafa fekkoon administration coloniale. c'est vrai mais loolu xam nga du débat bi mën nañu yem rek. fu ñu ko mës a convoqué rek. à sa deuxième day dem déclaration wuy c'est vrai waaw léegi ñu dem si deuxième déclaration booy. loolu ñu fàttali ko nit ñi. bi si topp mooy la deuxième déclaration dafa am ku taxaw démb ci ngoon ne man maa waxoon bu ñu lever sama immunité parlementaire. waaye lever gi ñuy lever sama immunité parlementaire dama jàpp ne procédure bi jaarul yoon tegu ko fenn procédure bi jaar na yoon dëkk bi dafa tegu ci ay textes yooyu ñu dugal assemblée nationale moom Ousmane Sonko moomu ko parce que il déggoon na ren la dégg député mandature bi ñu ngi ci ñaata législature népp lu ñuy textes yi ñuy dindee immunité parlementaire ak yu ñuy constituer commission ad hoc loolu ma nga fa procédure bi mu ngi daw normalement. donc tey jii nii li ñuy def nii amul lenn loo xam ne mën nga leen cee jëm parce que ci seen liggéey la ñu nekk mais li indi déclaration bi mu wax démb mooy réew mi nag commencé wul ci moom ñun dañ ko koy fàttali moom en 2014 la dugg Sénégal fekk Sénégal pare fa mu jàngee ENA Abdou Diouf ak Djiboka ñoo ko matérialisé fa mu jàngee université UGB balaa muy dem ENA. c'était un projet de Abdou Diouf ak Djiboka ñoo ko teg def ko université d'élite mu génn fa ak i moroomam fa la Abdoulaye Wilane génnee fa la Abdourahmane Diouf génnee fa la ñëpp génnee mu def concours ENA boo xam ni le président Senghor bi ñu amee INFOM fële ñëw teg fii ENA pour former nos administrations il a été sélectionné parmi des milliers de Sénégalais yóbbu ko ci direction bu tudd impôt et domaine fa la doon liggéey Sénégal dafi fekk Sénégal fekk fi ay institutions Sénégal fekk fi ay école Sénégal di fonctionner. yàlla dogal mu dem ba ci liberté boobu ñuy wax naan amu feek leneen ak leneen ci loolu la jëlee liberté bi mu am ba créer parti ba dem ba doon ci député donc loolu buñ ci loolu buñ ci yeggee ma dimbali la loolu buñ ci yeggee xam nga radiation ku violer secret professionnel ci entreprise dañ lay dàq waaw radiation ku violer secret de l'instruction dafa violer parce que impôt la nekk ne député yi duñu fay impôt la mu doon liggéey ci wàllu yoon bu fekkee ne diine la ñuy àtteewoo nga tënk charte république la ñu wax. république ak lépp laa yemale. diine moom wax ko fi. dama ne diine ak république laa wax islamique amu fi. diine ak république laa wax ñépp képp koo xam ni da ngaa nekk fenn charte tënk la charte yooyu nga violer charte yooyu su fekkente ne am na directeur bu responsable bu fa nekk wala mu am inspection yu responsable yu fa nekk nañ la fa génnee. li mu ne di wuyu nag noo ko jàng. li ma wax mooy li mu ne di wuyu mooy loolu nag. xam nga président Macky Sall entre deux tours yi dañ ko envoyé GIGN envoyé ko DIC envoyé ko inspecteur ñu koy surveiller ci deuxième tour yi état boobu nga xam ne bi ñuy dem élection ñëpp a tolloo woon bi ñu jàllee deuxième tour ñi jël équipe teg ko ci wetam
envoyé ko ay éléments ñooñu tey ñooy état bi ñooñu tey ay concours gendarmerie la ñooñu tey da ngay def magistrature da ngay def leneen ay école la politique nag ak association nag moom ku mu neex jóg créer waaye doon douanier da ngay jaar école doon gendarme da ngay jaar concours pour def armée da ngay jaar bango pour dem administration da ngay jaar ENAM donc justice bi nag ñi ko yor ak ña yor police bi ay textes yi leen régir su dee dafa am justiciable boo xam ne dafa taxaw défier autorité am na ci dëkk bi bu ñu yeggee foofu nag dinañu xam ne autorité bi fii kenn du fi yàlla kenn du fi yonanti kenn du fi sëriñ képp koo xam ni yoon daf laa woo da ngay wuy ji bi ci topp sur la déclaration on condamne fermement un leader politique qui fait référence et qui fait appel ci wax di tudd ethnie la xew Casamance kenn du wax di ko dugal ci biir débat parce que 40 ans la ñu am au moment où tous les leaders devraient féliciter le président de la République ak la défense nationale parce que 40 ans d'existence Sénégal réussir ci presque en 1 mois récupérer Casamance teg ko suñu loxo donc loolu tey ñu nekk ci di ko defar di ñoŋal jàmm jooju nga xam ne tey 40 ans yooyu ñi nga xam ne ni juddu nañu ci conflit boobu ñi nga xam ne ni conflit boobu yàqal na leen lu bari loolu du discours beneen bi ci topp mooy peuple bi ñoom am nañuy bët am nañu xel ñu ngi xalaat ñu ngi suivre l'action moom bu dee duggagul ci action judiciaire bi demagul répondre donc waruñu mën a wax dara ci dossier bi ba nga xam ne dinañ ko ci mën a wuy ji pour l'instant li ñu wax mooy toute déclaration boo xam ne ni def na ko te duwul mu dem wuy ji yoon parce que moom mi woote pour wuy ji yoon dafa am ñu mu doon wax ni dafa leen di yóbbu ci yoon moom miy wax nañu lever immunité parlementaire am biir assemblée nationale bañ ko woowee ci enquête parlementaire enquête bi dafa ne ñëwuma ci yéen aujourd'hui soxla na institution boobu donc pour tout leader nag nga moo xam nga tudd Idrissa Seck moo xam nga tudd Macky Sall moo xam nos institutions yi fi nekk muy justice bi muy magistrature bi muy suñu institution judiciaire yi nañ leen vouer de respect parce que dañu war a respecter les institutions parce que institutions yooyu dañuy continuer di fi nekk ñoom ñooy dem bàyyi ko fi. d'accord dinaa ñëwaat si yow Ousmane Dicko dama lay interpeller en tant que journaliste démb seetaan nga déclaration bu Ousmane Sonko leader bu Pastef nekk député à l'Assemblée nationale. yow tamit na nga ko jàngatee. voilà man damay jël ñaari discours am yëpp pour wax ne booy xool dafa def ñaari discours ak ñaari sorties yoo xam ne dafa contradictoire mais il a ses raisons quand même te xam naa ci loolu la ñuy ñëw. bu njëkk bi. xam nga bu ba tey bu kenn taxaw wax ne Ousmane Sonko moo def luñ koy jiiñ la. luñ koy jiiñ nag buñ la jiiñee foofu nga tegg tuuma mais pour mu teggi tuuma il faut mu dem uyu ji ñi nga xam ne ñoo yor enquête beeg yooyu noonu mais moom mu ne dafa am loo xam ne nag moo war si yoon balaa ñu ko jot foog ñu def ko mooy lever immunité parlementaire am buñ ko defee ma dem uyu ji donc loolu la gars yi def pour mu dem uyu ji. léegi nag loolu moo continuer ba dem ba moom ñu xam ne ñu ngi ci processus bi mu ñëw defaat beneen discours boobu mooy man fas yéene wu maa dem même bu ñu lever sama immunité parlementaire raison bi mooy lu tax parce que jàpp na ne ni mu waroon a doxee ak ni ñu ko waroon a defee. ne am na complot am na stratégie politique waxuma ne moo am moom loolu la jàpp. am na pour éliminer un adversaire politique comme moom jàpp na ne ñooñu ay adversaire politique la kon man discours yi muy def nii yëpp jàpp ma ne day peut-être mun naa ne mu teg ko ci ay argument de justice wala ci yeneen i mbir mais jàpp na ne gars yi dañoo teg ay stratégie politique pour éliminer un adversaire politique moom tam muy def stratégie yoo xam ne ni pour jéem a contrer ses adversaires politiques. Il a même aussi récusé le juge du 8e cabinet ndax loolu tamit day dugg si li ngay wax nii rek manque de confiance bi nga xam ne mu ngi koy am si justice. mais effectivement boo xoolee depuis le début bon début bi sax du ma wax loolu parce que bu demee ba ne dëkk bi dafa am yoon te yoon dafa am lu ma may kon xëj na bi muy commencé am na li mu gëmoon na ne yoon ñu ngi fi yoon ñëpp la fi nekkal ba tax mu wax ne nañ lever immunité parlementaire am foofu ñu nangul ko kon dañ ne kii mu ngi respecté yi fi nit ñi teg mu ngi rejoindre ñenn ñi nga xam ne mbokk ñi nekk assemblée ñi nga xam ne ñoo nekk assemblée muy mbokk député mais bu ñëwaatee ba ci biir tamit xam nga wax ne suñ lever sama immunité du ma dem ak yooyu kon mu ngi wane ne un peu li ngay wax xawut wóolu un peu gars yi luñ koy def kon dafay jàpp ne affaire politique la yooyu noonu. kon mais déclaration dem ndax da nga koy jëlee comme une déclaration de guerre entre guillemets. effectivement man du ma ko jëlee sax déclaration de guerre man damay jàpp ne début bi ba léegi dafa jàpp ne question bi du question judiciaire moom dafa jàpp ne mbiru politique la galgal politique ak yooyu moom noonu la koy jàppee kon damay jàpp ne moom tamit day jéem a def tout son possible
pour jéem a gàllankoor ñi nga xam ne ay adversaire politique la pour bañ a wuyu ji wala jéem a xool ba nu mu ay stratégie yoo xam ne dina ko def ba naxasal ñoom procédure yu ñu war a def même bu nekkee gars yi dinañ ko def par force yeggalikoog yooyu mais moom daal dina leen opposer résistance ba mu doon wax ba bañ a wuyu ji kon damaa jàpp ne yëf yi moom stratégie la koy def pour contre stratégie par rapport ak luñ koy may fàttali ne lu yàggatul dara fii ay simili yi néew dinañ dem itamit assemblée nationale ngir xool ambiance bi nga xam te nii moom mooy régner foofu noonu may fàttali ne que plénière bi à huis clos la nga koy def bi maanaam député rek ñoom ñoo koy def seen biir waaye lépp lu si mën a tukkee si xibaar itam di ngeen ko am waaye tamit aux abords de l' assemblée nationale yi tamit di ngeen ko am à temps réel ak suñuy ndaw yi nga xam te nii jamono ji ñu ngi si terrain bi damay dem si amaat Suzanne Camara